Leewtoo yu njëkk loole nag dafa ànd ak fitna ba askan wa yewoo ca bërëb ba nag di sàkku ci nguurug Sénégal nga la mu dellusiwaat ci liggéey yi rawatina nag lu jëm ci wàllum kaaraange gi foofee lañ ko xamle ci banlieue bu Ndakaaru beneen ponk mbokk yi muy Guy Marius 2 ak Teeru Mbalik ñaari gox la yu nekk ca diwaanu Mbour Géej askan wi wàcc ca mbedd maak seen yu xonk noonu ngeen leen gisee ndox la ñu bëgg ak courant waaye itam ay lu jëm ci wàllum kaaraange gi bokk na ci itam seeni jafe-jafe ca yooyu jamono ci diwaanu Tivaouane itam ab toogaanu ñaxtu moo fa am ay liggéeykat yu nekkoon ci ICS ba noppi itam am fay action nee ñu atum 2002 ba tey ña ngay daw ca gannaaw këru liggéeyukaay boobee di sàkku nag ñu jox leen li nga xam ne moom la ñu moom ba tey antuwut beneen ponk mu jëm nag pencum ndawi réew mi ñu ne nag fas yéene nañoo taxaw ci mbiram juróom-ñeent fukk ak ñeent ci milliards yi ñuy tudd fan yi yëpp ñu ne ab commission d'enquête sax dàqu ñu ko taxawal loolu nag gëj naa am ca 11e législature ak proposition professeur Iba Der Thiam di ci yenn kaay yi la ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ñeent taax lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce. aywa rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias xibaaru marax yi dañu koy doore ak arène nationale bi ibbi ay buntam aseer ji jàpp dibeer amal nañ seen Leewtoo yu njëkk waaye Leewtoo yi itam dafa xaw a rax lu jëm ci wàllum fitna ñi nga xam ne nag ñoom ñooy askan wa yeewoo ca bërëb ba di fàttali nguurug Sénégal mu dellu siwaat ci liggéey yi rawatina lu jëm ci wàllum kaaraange gi dañ ci teewlu askan wi seen i kàddu kañu toogal ca banlieue bu Ndakaaru di Sali Sok Asmalik Diop ñoo ko tàttal raw quoi parce que démb combat bi bu mu jeexee avant combat bi di commencé sax ay 15 heures la ñu commencé nekk fii di agressé si koñ bi ba combat bi jeexee nag la ñu nekk people xam nga dañoo bëre fii la ñu romb di simol lu ñu romb ñoo ko moom di liggéey nice lu ñu romb ñoom ñoo ko moom quoi am na benn gars borom steur boo xamante ne xam nga fii lañ ko romb jël steuram par force dóor ko wàccee ko waa ji dem ñu jël steuram yóbbu ko. taximan bi kay mi ngi nii yow kay mën nga tourner lii so mën nga ko caméra verre yaa ngi ne. arrêté taximan bi bañ taxaw ñi bif bundu bi waa ji baaje oto bi comprendre nga mu am na benn booy bu mu si laal sax. dem moom fii lañ jam nit ak mairie Rome nii yeneen agression fii c'est combat bu ndaw waruñu ko xeeb combat bu ndaw combat la ñëpp noonu war a jël agression yi cercle bi dafa war a doy dem 21 heures tamit dafa am ñoo ngi suñu koño ngi ak tout tànk yi fii da ngaa war a sécurité arame bi yëpp. depuis bi arène bi ubbee ba léegi waa Pikine Nord nelawatuñu avant que lamb ji di commencé sax la nit ñi di commencé agression yi ñi ngi ñaan ñu defal ñu fii détachement de camp de jeunes yi avant arène bi ubbi lañ ko ñaanoon mais jusqu'à présent kenn defaluñu dara kenn faalewuñu état bi faalewuñu maintenant ñun li ñu décidé en tant que des jeunes dinañ organiser jeunes yi ñu jël seen propre défense dañuy créer ay comité de défense dans chaque quartier bu nekk nañ créer comité de défense bu arène bi jeexate ñu taxaw suñu buntu quartier ku fa agressé te aussi soo ñëwee Pikine Nord di fa agressé la fekk yow la. aywa ñu jàll ca Bambilor Bargny jàpp Diamniadio foofee itam ay doxi ñaxtu moo fa am askan woo la ñu bëgg rek mooy ñu yokk seen dëkk yooyu ba mu gën a yaatu waaye itam lu aju ci ndàmpaay li ne ñu ana lu ko waral seen suuf la ñu nangu ci liggéey boo xam ne nguur gi moo koy liggéey ndàmpaay kenn joxagu leen ko dañ cay ànd ak Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. ñaxtu bi nag askanu Bambilor di ñaan nag nguur gi mu jëmmal rek dogal bi nga xam ne bii jëloon na ko yokk lii di seeni dëkk ci lii di titre foncier bi ñuy duppee 1975R. li ñu bëgg mooy yàq du jël gan ñun duñu ay gan ay dëkk lañ balaa kenn di fi añe ñun dañoo war a añ te suuf si ñu ngi koy jox ay jàmbur yoo xamante ne yi ñu ngi ko jëlaat di ko jaayaat te ñun suñu njaboot gi soxla ko. loolu lañ mënta nangu ndax ay citoyen lañ yoo xam ne ñoo yem benn droit ak keneen ku mënti juddoo ci réew mi. ca Bargny nag kuréel gi aar lii di intérêt yi diwaan ba nag moom li ñuy ñaawlu rek mooy ñàkk mesure d'accompagnement social gannaaw nag ba ñu toxaloon ñi nga xam ne ni ñoo doon yëngu fa ñu tabax lii di port minéralier ak vraquier bu Sendou rawatina tamit lii di centrale à charbon bu Bargny. sunu naqar moo di mbiri port bi ndax port bi yàlla dafa dogal. suuf si bu ñu commencé di ko béy man suuf si may béy nii si laa judd juróom-ñaar fukki at ak ñeent moom laa dund fi mu ne nii te suuf soosu si la ñu béy ñu continuer di ci béy ba suñu jonne tey suuf si port bi ñëw
diggante Sendou ak Minam ak Bargny not nu jël suuf si si ñun béyatuñu defatuñu dara te fépp foo xamante ne fii war nañu fa taxaw nañu fa. ci jaxtu yooyu nag lii di askanu Diamniadio tamit fas ci ñoom ña nga xam ne ni dañoon tojoon seen i kër nag li ñuy bëgg rek mooy premier ministre mandargaal dogal yi nga xam ne nii njiitu réew mi jëloon na ko. juróom-ñaari yoon bind nañ ko ay demande d'audience pour rencontrer le premier ministre Boun Abdallah Dionne mais boobu ba tey amuñu ci benn réponse loolu nag nekk loo xam ne nii inquiétude la ci ñi nga xam ne nii kat yàqule woon nañu nekk na encore loo xam ne nii tey ñu ngi ragal ci situation boobu ñuy demander le premier ministre na fexe mu recevoir collectif bi ñuy demander le premier ministre la nga xam ne nii instruction yi nga xam ne nii moom la ko président jox na ko exécuter pour le bonheur de la population de Diamniadio. mu doon ay ñaxtukat yu Bambilor Bargny ak Diamniadio di ñaan njiiti réew mu instruire ñii di service compétent am ngir nag ñu gën a taxaw ci seen àq ak yelleef ci nu mu gën a gaawee. Ousseynou jërëjëf ni leen ko xoon ci boppu xabaar yi Guy Marius 2 ak teeru Mbaling ñaari gox la yu nekk ca diwaanu Mbour Géej askan wa foofee itam dañoo wàcc ca mbedd ma askan woowee di sàkku ndox ak courant waaye itam lu jëm ci wàllum kaaraange dañ ci ànd ak Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. ñi dëkkee Guy Marius 2 ak teeru Mbaling daal di wàcc ci tali commune Mbour yi bërëb boobu amul ndox amul courant. ndox amul courant amul. école yi amul dara amul suñu doom yi mënatuñ jàng ndaxte bu timis xasee jot donc duñu am lumière pour suñu doom yi mën a jël seen leçon yi mën koo jàng normal ndox amul suñu jabar yi dañooy maanaam ndox mënatul am lu ñu toggee sax yow mënatuñ ko am. ñaari quartier yi nag ci fitna la ñu dëkk ndax amul benn kaaraange. y a des agresseurs yaa ngi fi fan yee passé la fi benn borom oto ñëw andi fi benn xale bu jigéen bi daa mujjee yuuxu après dafa mujjee daw ndax da li tax timis bu xasee jot doo ñemee génn pour dem boutique donc ça c'est honte. waa Guy Marius 2 ak waa teeru Mbaling soxna yi fa nekkee tamit ngir ñu dem faju ji coono bu ñuy daj day mel ni ñuy jéggi siraat. amuñu dispensaire man maay bàjjanu gox bi fii presque xale bu fi ëmb fajal lañ ma yeeg ay 2 heures du matin 3 heures du matin may war ci kër yi di wut oto mbala ma wut saret balaa nga koy am dina fekk xale bi commencé naa juddu yenn saa ñu dem ba si yoon bi ab liir juddu fa ñu for ko dugal si paan liir bi yóbbu ko hôpital. waa Guy Marius 2 ak waa teeru Mbaling di ñaawlu tamit seen bërëb boobu nuñ fay tuuree ay mbalit di yokk di xamle ni kilifay mairie bi ak nguur gi dañ leen woon ginnaaw. aywa Abdourahmane ñu jàll dëkk bu sell ba di Tivaouane foofa itam ab toogaanu ñaxtu moo fa am bokk na ca ña ko doon amal ay liggéeykat yoo xam ne nag dañoo am moomeel ci bërëb bi di ICS ñu ne nag atum 2002 ba tey ña ngay daw ca gannaaw seen alal te kenn joxu leen ko toogaanu ñaxtu ba ka wujjil télévision Futur Média Cheikh Anta Diop la ak Sey Latir toogal ñu ca Cees ak li ko wax. délibération bu maire bu Tivaouane feesoon dell daanaka ñi nga xamante ni ay way à la traité lañ daan liggéey ci ICS nekkoon ay actionnaire nee nañu ci usine bi ñoom nag ñi ngi naqarlu jamono yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy repreneur de indien yi yor ICS ñoom nag nee nañ dañoo jëndoon ay action ci usine bi ci atam 2002 ba léegi jotuñu benn koppoor 2002 ba léegi cogg yi rek ñoom ñooy wax ñàkk nañu waaye ICS amul kenn ku si ñemee taxaw ne ñàkk nañu bind nañu ñemewu ñoo tontu parce que suñuy action mu ngi fii ñetti téeméeri million lay ndàmpaay ku nekk si ñun te dañ leen wax ne ñun xeeb nañ ko de parce que xam ne lu ko waral parce que bateau acide jamono yële mu nga jar 47 milliards ñeent fukki milliards ak juróom-ñaar te ICS weer bu nekk dana def ñetti bateau wala ñeenti bateau xam ngeen ñaata la kon li ñuy laaj li ñaari bateau fay na ko waaye nag ba pare nag lii suñu ko laaj nag suñuy action bu ñu laaj nañ ñu ko delloo parce que suñu action mu ngi fii ba léegi. ñii daan liggéey ICS ba à la traité nee nañ ay actionnaire lañu ba tax na nag nee nañ mbir mi metti na leen lool ci li mu tagga témbe ba tax na ñi ngi sàkku nag ci njiitu réew mi mu dugal loxoom ci dossier bi. li ñuy xeex pour suñu jaboot la ñu ngi waat président de la république nag ay citoyens lañu yoo xam ne ils ont donné tout à ce pays jox ñu réew mi lu ne waaye ñun nous sommes au rebut retraité nañu ay juróom-ñaar fukki at la ñu am fi ne juróom-benn fukki at jeexal nañu ak réew mi moo ñu amel. way à la traité yi nekkoon ci ICS joxonte rendez-vous ngir fekk nag atte bi ñu leen fas yéene atte ñaar fukki fan ak juróom-ñetti ci weer wi ci tribunal bu commerce bu Dakar.
Cheikh Anta Diop ñu dem ca bët Saalumi réew mi gox bu ñu naan Simbandik Brassou foofee nag la ñu fa nimiku mooy dagg garab ga ñuy dagg àll bi indi na njàqare ci askan wi ñu ne dañuy yendoo dagg bu guddee woto yi fab jël askan wa joxoñ ci baaraamu tuuma ña jiite yooyu lee gox ñoom it ñu weddi ko ba tëdd ci suuf ni nguurug Sénégal moo jox ñooñee ndigal ñu mën koo def lu ci mën a am amal nañu ab tàggatu ngir gindi leen ci mbir mi dañuy dem foofee ca Simbanding fekki fa Bakary Konté ak Xaali Jàmme arrondissement bu Simbandi Brassou nekk ci ay jafe-jafe ay sambaay booy di ñëw di dagg garab yi di leen yóbbu loolu nag sous-préfet Ousmane Sané di ne duñ koy dàqal loolu du fa amaat ndaxte pare nañu pour xeex loolu le daggum garab bi moom lu doy waaru la ci suñu gox bi wax dëgg yàlla am na côté yoo xam ne boo fa demee da ngay sa yaram day daw day mel ni nit ñi voilà man dama jàpp ne ñooñu ay woyu lañu ay woyu yoo xamante ne bon mais heureusement aujourd'hui état mu ngi jël matukaay yi nga xamante ne moo ci war pour mën a xeex loolu dinañ ko xeex ñun ñi fi nekk dinañ ko xeex te loolu moo waral tamit formation bi tey pour que population yi ñu xam ne il faut ñoom ñu dugal ci seen loxo nu ñu dugalee seen loxo sant ñu leen ñu dem di xeex ak nit wala di ko dóor wala di ko wax leneen mais di signaler. chef de village yi di tuumal nguur gi ñi ne ñoo nekk responsable situation boobu le yirkundulal milliardon koy kana inu kaytul kanankan inu kaytul kanankan daggkati garab yi dañuy ñëw ak ay papiers yoo xamante ne eaux et forêt moo ko signé wala bokk ci commune yi ñu ne nag ñun nañu aar àll bi daal di bañ lépp loo xamante ne nekk na ñaawteef ci àll bi xamatuñu sax fu ñuy jëm ndaxte nguur gi si boppam mooy signé autorisation yooyu la kaytul milliardon ka bo masakunda kilil bul o kam batandi baake USAID ay wili ak CRS daal di organiser ay session de formation pour encadrer chef de village yi waxtaan tam ci wàllum nu ñuy def ba saafara jafe-jafe yi am maanaam conflit yi nga xam te ne moo am nu ñuy def ba saafara ko parce que boo xoolee comme préfet ni mu ko waxee sànq ci wàllu daggum garab gi nekk na loo xam te ne lu métti la fii ci biir région bi su ma nee région bi nañ jàpp ni mooy zone Ziguinchor donc loolu waral tey bi mu yónnee bataaxel bi ñu d'accord ci ànd ceeg moom ngir mën a liggéey ci wàllu boobu noonu. arrondissement bu Simbandi Brassou amaat yeneen jafe-jafe ndaxte ci wàllum suuf dafa am ay xuloo ak ñaayo ba tax na sous-préfet bi ne mu ngi woo ñëpp ci waxtaan. dañ leen ko waxoon ci boppu xibaar yi fan yëpp ñu ngi dégg coowal juróom-ñeent fukk ak ñeent ci milliards ci koppar ci réew meek nanu ko luubale loolu nag pencum ndawi réew mi ne da cee fas yéene def ab liggéey tàmbalee ko ci ab commission boo xam ne day caytu lu jëm ci wàllu woowu loolu nag gëj naa am ca penc ma gannaaw 11e législature lañ ko gëñoon a gis ak proposition bu professeur Iba Der Thiam ñoom tey pencum ndawi réew ma taxaw nañu fas yéene soppi daxalin duñ ci sori Alhassane Ba lañ ci àndal. ñetteelu législature bi bëgg taxawal ab commission enquête parlementaire assemblée nationale bëgg saytu dossier bu jëm ci juróom-ñeent fukk ak ñeenti milliards suñu koppar bi ñuy waxtaanee ci jamono ji diggante Ousmane Sonko ak njiitalu domaine muy directeur bi di Mamour Diallo parlementaires yi war a xam ay xabaar yu tukkee ci mbir moomu mbir mi ni mel nekk na lu ñu rafetlu wante boo xoolee assemblée nationale amoon na occasion yu bëri ci ay dossier ngir taxawal ab commission enquête parlementaire bi ci mujj rek ñu mun ci tudd mooy coow li juddu woon jëm ci wàllum contrat pétrole yi ak gaz yi ci loolu sax ñu ngi fàttaliku député bi di Déthié Fall ne woon na ne sax saisir na bureau assemblée nationale ngir ñu taxawal ab commission enquête parlementaire wante boo xoolee ba léegi dara amu ci. depuis nag fukk ak benneelu législature bi amut benn commission enquête parlementaire bu assemblée nationale taxawal bi ci mujj kii di Iba Der Thiam moo ko sàkku woon jëm ci wàllum location bi ci loolu sax la njiitu réew mi Macky Sall sukkandiku woon ci rapport bi commission boobu juróon ngir nag taxawal loi bi jëm ci wàllum wàññi li di location bi ci loolu nag amut benn commission enquête parlementaire liñ ci teg ci mujjantel gi fukk ak ñaareelu législature bi musuta taxawal commission enquête parlementaire wante nag ay proposition bëri woon na ci te boo xoolee sax Sénégal daanaka dañ koy cité ci lu bëri comme modèle ci ay domaine nag yu wuute boo xoolee réew yi ci mel ni Tchad wala bokk Niger ay exemple rek la lii di commission enquête parlementaire lu ñuy faral di nemmeeku la dossier bi nag ñuy wax mu jëm ci juróom-ñeent fukk ak ñeenti milliards ci suñu koppar nekk na li nga xamante ni dafa sérieuse te dañ ci war a andi leeral yi ci war loolu sax député yi nga xam ne ñoo war a saytu bépp action bi nga xamante ni gouvernement bi da koy amal am nañu obligation ngir xam nag ni mbir yi tëddee dëggantaan.
Alhassane Ba ñu àddu ci politique ak LD mi ñaawlu nag fitna ki nga xam ne dañu ko nemmeeku jamono ji te itam dara waralu ko ci seen gis-gis lu dul ñi nga xam ne ñoom ñooy way politique yi ca fitna googee ni ñu koy waxee mooy ay du yem ci bopp borom Nicolas Ndiaye la ñuy teewlu ay kàddoom Abi Faye ñoo ko taataan. Violence, les appels à l'insurrection. Parti de gauche yi bariwuñu woon électorat bariwuñu nit bariwuñu électorat looloo tax xëj na fi ñu waroon a yegguñu fa. ñun du yore nguur mooy but ultime politique pour ñun nguur nag moyen la mooy moyen bi gën pour transformer société bi moyen bi ëpp doole waaye moyen la ñun suñu objectif ultime mooy transformer société bi nag gis nañ ne war nañoo wut nguur aussi parce que utiliser moyen boobu moo gën a gaaw moo ëpp doole moo tax non seulement dinañ améliorer suñu organisation dinañ massifier suñu parti mais dinañ wut électorat looloo tax dañoo sampat école du parti pour jàngal suñu camarade du parti idéologie de gauche lan moo war a nekk idéal de gauche lan moo war a nekk comportement de gauche waaye loolu yëpp dañ ci yokk électorat. ñu des ci wàllum politique ak farandooy président Macky Sall ñu ne nag ci diwaanu Saloum moom ab xàjjaloo la ñu fa gis ci bii boor jege ñaale Diène Farba ca beneen wet ba soxna Mariama Sarr ànd ak ñooyam ku ne daal di def sa mbiri bopp la ñu gis rek mooy ku ci mel ne Diène Farba Baye Ciss Awa Gueye ak seeni ñooñ ñoom chambre de commerce ba la ñu nekkoon ca yooyu jamono Mariama Sarr maître Nafissatou Diop Cissé ak seeni ñooñ ña nga woon ca mairie ba Ibrahima Diamé ak Khali Gueye ñooñu faram fàcceel la fa xew. ñàkk juboo la wala stratégie de campagne la en tout cas ñaari camp APR yi de woneeti nañ seen bopp ci wàccaayu campagne pour élection présidentielle bi de camp Diène Farba Sarr ak camp Mariama Sarr ku nekk installé na lii di comité électoral am waa Diène Farba Sarr ñu ngi woon ci salle de conférence chambre de commerce bu Kaolack. ñi nga xam ne tey ñoo nekk fii maa ngi leen di gërëm leen di sant mooy leader politique yi comme Awa Gueye Mimi Touré Souleymane Ndéné Ndiaye Baye Ciss gisatuma lu des Saloum. ministre Diène Farba Sarr Awa Gueye Mimi Touré Souleymane Ndéné Ndiaye Baba Ndiaye Baye Ciss El Hadji Malick Gueye waa Prodel waa PS waa AFP maires yaa ngi fii tous les maires sont là donc pour ñu installer comité électoral bu Kaolack. jamono jooju Mariama Sarr ak ay ñooñam ñoom itam ñu ngi woon salle de délibération bu mairie bu Kaolack pour installer ñoom it seeni comité électoral. C'était autour de la commune de Kaolack de mettre en place son comité électoral. Le comité électoral n'est rien d'autre qu'un cadre organisationnel en vue de préparer des élections. ci biir installation bi nag dëgg la salle bu ne fees na dell waaye ku nekk ngi jàpp ne majorité coalition bi moom la àndal. dina am ñoo xam ne nii seen intérêt bopp jaral na la ñu dem beru loolu kenn mënul leen dara jant baa ngi nii na fang nga ne dafa liw dafa guddi kenn mënu ci dara waaye li am solo mooy wax naa la limal naa la ñi fi nekk fii mooy Kaolack loo mës a dégg ci Kaolack ci responsable ñu ngi fi maire yaa ngi fi ñëpp a ngi fi donc lu ñuy soxlaati leneen soxlawuñ leneen. Et nous nous réjouissons aujourd'hui d'avoir enregistré la présence de presque l'essentiel des entités de Kaolack. Sur le plan politique, nous avons les différents partis politiques qui sont là à Kaolack et tous ces partis sont représentés. ndax nag Diène Farba Sarr ak Mariama Sarr ñoom ñaar ñoo mënta toog ci benn table liggéeyandoo situation baa ngi noonu lay jaaraat nañ fi ñu jaaroon def ñaari comité électoraux ci même bés bi ak même waxtu bi. Ibrahima Diamé jërëjëf di jéggalu rek ci kàddu yi soxna Mariama Sarr ndax ci français la ko wax waaye rek liñ ci jàpp moom mooy lu jëm nag ci diggante soxna Mariama Sarr ak Diène Farba dafa mel ni mënagunoo bokk ab jotaay kenn ku ne dangaa beru ànd ak say ñooñ di def sa mbiri bopp. Ibrahima Diamé doon ñu ci indi làpp gëstu ñu dellu si ci Ndakaaru wax ci leneen itam lu andi woon coow fii muy ba ñuy nag ibbi benn néegub yàlla foofee
foofee ca Géejawaay la ñu fa nemmeeku woon nag mooy ay tëgg sabar ak i xumbeel loole nag askan wi ñaawlu woon ko lool. Aliou Sall mi rakki président Macky Sall nekk itam maire bu Géejawaay di nag di sàkku ci askan wi rek njéggal mu ne nag comité d'organisation boobu bépp ñoo tàllal seeni loxo di sàkku ci askanu Sénégal ñu jéggal leen njuumte googee la mu war nag mooy du ñoom ñoo ko waral xanaa kay dafa am ci ñu nekk ci seen biir ñoo xam ne kenn mënulu leen dara léeg-léeg rek ñu am yenn taxawaay. Aliou Sall la ñuy teewlu ay kàddoom mi ngi ko yëkkati tey jii ci suba bi ñu taxawal comité électoral départemental ci teewaayu Salif Sow. ñu wax ne dañ doon tëgg ci biir jumaa ji du dëgg waaye nag damay jéggalu ndax lépp lu am rek ci xew-xew boo xamante ni man maa doon président comité d'organisation bi su amee tâche gàkk-gàkk mën naa wax ni am naa ci responsabilité kon loolu dama ciy jéggalu. Effectivement accueil bi am nañu newoon ci biti nekkuñu woon ci jumaa ji nekkuñu woon ci biiru jumaa ji nekkuñu woon ci gannaaw jumaa ji ña nga nekkoon ca wàlla doon tëgg ak fecc loolu du loo xamante ne lu gàkkal sunu accueil la li tax ma koy ñaawlu mooy benn balaa président di ñëw dañu amoon ndaje bu yaatu fii ci Géejawaay responsable yëpp daje fi jàpp naka la ñu war a tertoo président ñëpp d'accord ne tertu boobu comme mbirum jumaa la nañ ñëpp génn tertu président waaye bu kenn tëgg bu kenn fecc bu kenn folklore. am na benn groupe bu taxaw di tëgg di fecc di def folklore ca biti yebal nañ fa ay nit yu yoroon wàllu organisation ñu dem waxtaan ak ñoom ne leen lii bokkuloon ci mbir bi waaye ñoom dañu wax ne ñoom ñoo tey ñoom loolu lañ koy def mu nekk loo xam ne ñu ngi koy ñaawlu bu baax du ma fi nekk nag naan diw la ak diw waaye li ñu mën a jàpp mooy ñooñu ko def fekkee wu ñu woon ba ñu wootee réunion te woowoon nañ leen bañ ko defee tamit wax nañ leen ne bu leen def lii ñu continuer ko def mu nekk gàkk-gàkk goo xam ne nag ñu ngi koy ñaawlu bu baax waaye seen responsabilité la historique seen responsabilité la ci société bi seen responsabilité la ci kanamu borom bi loolu daal laa ci mën a wax. ñu dem ca Kataba 1 foofee nag ndaw yee nag moom dañ leen a woo rek ñu dellu siwaat ci lu jëm ci wàllu mbay mi ka amal yëkkati yi le kàddu nag mooy docteur Moustapha Lo Diatta moom jëwriñ la ci ndaje mu ñu amaloon lu jëm ci wàllum tàggat yaram ci la ko yëkkati ñu teewlu kàddu yeeg Boubacar Diassi. boo organiser tournoi bu mel nii day tax que jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk ci gox gi wala ci goxaan bi mooy Kataba 1 ñii nekk benn ñii échanger parce que loolu am na solo kii seeni problème mais surtout kii suñu développement bi parce que xam ngeen ni développement bi jeunes yi ñoo ko yor et arrondissement de Kataba 1 dafa nekk arrondissement bi nga xamante ne mu ngi yëngu bu baax a baax ci wàllu développement. boo jëlee activité agricole maanaam ci mbéy bi daanaka li bëri fii lañ jógee dem ba Bignona dem ba Ziguinchor bu Sénégal yëpp boo jëlee jën boo jëlee orange boo jëlee mango yi fii lañ parce que fii ngay gis ay fermiers nga xamante ni def nay jéego yu bëri ci seen activité yi donc loolu wane na ni suñu delloo en tout cas si suñu gox en tout cas ñu am confiance suñu bopp defe naa vraiment problème yi yëpp dañ ko mën a saafaraal. wax ci leneen muy port autonome bu Ndakaaru ak douane bu Sénégal ñoom ñaar dañuy mottalante du suñuy kàddu nag ñu jiite bërëb ba ñoo ko xamle kàddu yi ñu ngi ko yëkkati ci randonnée pédestre buñ doon amal ci dibeer ji ci noonu dañuy teewlu Oumar Diallo toftal ca Babacar Sadikh Bey bi jiite port autonome bu Ndakaaru. képp ku yëngatu ci port bi muy opérateur économique concessionnaire commissionnaire en droit transporteur douane port ñun ñëpp ñu ànd force de défense et de sécurité yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu ànd ndax ñu gën a sukkali port bi portu Sénégal la waaye port de l'Afrique de l'Ouest la portu Mali la portu Guinée la portu Gambie la portu Mauritanie la. bi li koy sécuriser mooy douane donc ce qui fait que oxygène bi nga xam ne le poumon soxla na ko day nekk douane donc ñaar yooyu mënuñu bañ a ànd ñun bu ñu nee moteur de l'émergence dañu am ay projets yu rëy yu mel ni port sec yoo xam ne dañ ko war a def mënoo def port sec nag
te douane defu ci loxoom. Dañoo bëgg Mali ñu jóge 70% dem ba 80% ci seen trafic loolu mënuñu ko def tant que douane defarul corridor bi ñu toppatoo ko ñoom ñu liggéey ak douane Mali. yegsi nañ ci ponk bu mujj li ci yéenekaay yi ak Ajasan Gueye. yëpp daanaka xëyee politique ak jongante palug njiitu réew ci Sénégal ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février 2019 ci observateur kenn ci mbër yooyu séq boobépp jongante Ousmane Sonko ak coowal 94 milliards yi mu tudd njiital domaine Mamour Diallo naan ca waxul waxi commission enquête ci assemblée waaye ab janook procureur lay sàkku libération mel ni ku ko xamal nag lu muy nëbb moom Ousmane Sonko ndax yéenekaay bi nee na promoteur immobilier la di ko yëngu ci wàllum taax libération ñëw ci li mu duppee jëflante ay jëflante ci suuf ci wàllum taaxam ñaari étage bu mu am moom Ousmane Sonko jëflante digganteem ak patron Atlas naka noonu doom bu jigéen bu Fallou Gueye bi xëy déglu woon ci mbiri tay bu njaay sus aane ak lu mun a am Ousmane Sonko warloo na ak askanu Sénégal ay leeral ginnaaw ñetti tuuma yu tegu ci kawam Ismaïla Madior Fall ak yéenekaay bi di réew mi ne yoon moom dina def liggéeyam Ousmane Sonko ci direct info ne kenn du leen xoqatal wala di ger procureur nag mu gis ne président Sall moo ko abali gët di ko xolloo fa ka neex Ousmane Sonko jàpp ci gàttal ne nguuru Macky Sall dañoo tiit fi nu toll El Hadj Oumar Youm ba tey ci benn yéenekaay bi mel ni ku ko cay tontu naan ko opposition bi ñu am fii ci réew mi opposition rek la boo xamante ni bu bari pexe ca sew te ñi ci bañ jongante bi nag ragal la ñàkki bëñ bu keroogee 24 février ñooy lëmbee bëgg élection yooyu bañ fee am waaye nag dara lépp ci dal lay amee di apaisement ci gis-gisu directeur de cabinet bu président Sall El Hadji Oumar Youm lu jëm ba tey ci yooyu élection laaj bi Les Échos xëy tey jibal mooy ndax soxna Aïssata Tall Sall ak pression yëpp ngir mu dem jàppale ji président Macky Sall nag dina mujj nangu am dee tey le mouvement Oser l'avenir di amal ci suba si ndaje mu yaatu Les Échos ne kilifa diine yu bari lañu bëgg mooy moom soxna si mu dem ca président Sall ca militant yi ca Podor sax ñu ëpp ci ñoom tànn nañ ba noppi Macky Sall laas ne bu dee mbiri soxna Aïssata Tall Sall moom féete na boor ca weti kon président Macky Sall yéeni kaay bi ne léegi kay ñoom mbootaayug Benno Bokk Yaakaar gi ñunuy diir mooy Serigne Mansour Sy Djamil ak soxna Aïda Mbodj su dee nag ngir am jàppale soxna Aïda Mbodj source a moom dafa gis ne Macky Sall ci jiitu Idrissa Seck bokk na ci li waral gis-gis bu ni mel ñu ne Macky Sall mooy ki xamele soxna si ak borom këram bi ci topp mooy ki nu bàyyi la woon taaw ba muy takk soxna Idrissa Seck nag fa mu jekkoo ci gis-gisu Les Échos mooy opposition bi ñu bari ci ñoom noppi nañu ngir dem jàppale ji ko yéeni kaay bi ne su dee bu njëkkaan dafa am ñu ko jàppe woon ku rëy doyloo boppam léegi Idrissa Seck soppiku na bu baax Vox Populi moom ay atul la xëyee tey ji waaye laago yu Macky Sall yéeni kaay bi ne am na bilan teg ca bari pexe ci wàllu politique soxna Aminata Touré moom ba tey ak yéeni kaay bi lu mu gis mooy bilan bu yéeme ci mbaax la président Macky Sall am ca mu ne ku dogu la ngir soppi anami dundinu sénégalais yi docteur Atab Badji ci njàngatam ne waaw am na coalition bu mag bu ko jàppale teg ca tënk ba fii kàngami politique yu mag waaye opposition bi mu amit moom Macky Sall bu mu leen xeeb njiw mu baax ci wàllu wote la ñu am Le Quotidien xëy moom ak premier ministre bi nu jàppee kuy dem ba jeex du bàyyi aw des ma nga naan moom premier ministre ci Le Quotidien ñoom ñeenti mbër yi ko séq ak président Sall mu duppe leen sax la bande des quatre amuñu programme wër ak taxawaalu la ñu fi nekkee Sud Quotidien ne ak lu mun a am xeex ba tàmbali na laata lamb ji diggante Ousmane Sonko ak njabootu Macky Sall njaboot googee sax Ismaïla Madior Fall Mimi Touré ak Aymérou Gningue ca jiitu Ousmane Sonko ñu ne moom toj na Ziguinchor teg ca lakk commission d'enquête assemblée nationale bi nu koy wax coow li nag caucus des femmes la tribune la ñu xëy tey jii yëkkati seeni kàddu di nataal xeetu président bi ñu bëggal Sénégal maanaam président buy taxawu njaboot yi kilifay diine yi ñoom ñu ngi ñaan ngir Sénégal ak jàmm njabootuk El Hadji Oumar Foutiyou Tall ci kaw ziara bi ñu doon amal ñaan ñoom it ngir wote yu ànd ak dal président Macky Sall ma ziare woon digle nit lu jëm ci tabaxaat ak ñoŋal gi ñeel jumaa ji ci corniche bi ne dina ci dugal loxoom muy lu nu jànge ci Le Soleil ñu waxtaane xéewal yi ñëpp di xaar Sénégal pétrole ak gaz bi observateur xëy dalal ca ministre bi ñu ko dénk Mansour Elimane Kane mu ne ngëneeli Sénégal am ci wàllu pétrole ak gaz moo ko def ca juróom-ñaareelu place ba ci Afrique bu dee ci rang bi ci àddina nag ñu ko ca ñaar fukkeelu place ba ak juróom lu jëm ci société civile bi ci yëglu moom Mansour Elimane Kane jàpp ne société civile bu Sénégal yamul tënkuwul rek ci ñetti mbootaay ca nag mu ne yoonal gu bees gi ci wàllu pétrole ni ñu ko waxtaanee yaatal ko péncoo ko musu fee ameen ñu jeexale sport geeg football beeg yéenekaay bi di record Cheikh Kouyaté capitaine gaynde football yu Sénégal la ci xëyee muy wax ne seen groupe bi ci vestiaire yu sell lañu am xaajaloo amu fa rëq-rëq naka noonu Jafara Sakho nag mu ne moo xam lu tax mu waxee ni Sadio Mané moom ci observateur lu mu bëgg mooy ñu tegaat ci suuf waxi CAN bi ndax jamono yi mu ne ci li mu concentré wu mooy clubam CAN bi mbiri avenir la. Aja Sarr ñu sant la gërëm la sant leen tamit ci